maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp bis ne tey daaw ñaari fan ci weeru mars 2020 la mbas mi duggoon Sénégal fekkoon na booba ca décembre ga mu dugg ci àddina tukkee penku boobaak léegi it ay jafe-jafe ba ci bakkan yu mu rotal fii ci réew mi ñu ngi ci xayma juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ñu ca faatu waaye it ñaar fukk ak juróom-ñeenti junni yu tegal téeméer ak juróom-benn fukk ak benn yu ca wére daan ci ànd ak yéen ci lu gën a yaatu ñu des ak wér-gu-yaram bi yoon bu jur gi ak peste des petits ruminants mu nga ca penku di Kédougou faat na fa téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci jur gi xibaar la tukkee ci ministre Ali Saleh mi ñu dénk wàllu càmm gi xamle nit dan door nañu fa campagne ak ñàkkee jëm ci jur googee leneen ci xibaar ñeel mbiri Ousmane Sonko soxna Adji Sarr njiital Pastef jot na convocation ci xibaar yi presse benn bu Sénégal ci ne àllarba ëllëg 9h mu war a wuy ji juge d'instruction fekkoon na booba it mu ne nangul juge bi toogaay gi dina demam déet daan ci ànd ak Salif Sow wàllu xibaar bokk na ci it li nga xamante ni mooy sport gi Malal Junior Diagne la ñu ci àndal yéene kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ci technique bi Abdoulaye Diop. bis ne tey daaw kon ci pàttaliku la jàngoro ji di coronavirus duggoon nag mbas fii ci réew mi ñaari fan ci weeru mars 2020 boobaak léegi ak i loraangeem naka noonu xat-xat yeeg sa ngéem gi fu ne juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk faatu ca ñu ànd ci pàttaliku gi ak Haj Seydou Nourou Ba. ñaari fan ci weeru mars 2020 la Sénégal njëkk am cas bu njëkk ci Covid-19 di mbas mi muy doomu France waaye dëkk Sénégal yegg si fii ci Ndakaaru ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février 2020 ñaareelu cas ba ñeenti fan ci weeru mars ba tey di ab doomu France am juróom-ñetti fukki at yegg si fii ci Sénégal ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février 2020 fukki fan ak juróom ci weeru mars 2020 ñu am fanweeri cas ak juróom benn maanaam ñu amee mbas mi fukki fan ak ñeent ci weeru mars 2020 njiitu réew mi nag daal di ne nañu tëj l'école yi tere ay dajaloo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars gouvernement bu Sénégal tamit ne dina jébbal fonds de riposte ngir fexe daal ba gën a wàññi coono bi nga xam ne mbas mi teg na ko koom-koomu Sénégal mu teg ci taabal gi juróom benn fukki milliards ak ñeent ci suñuy koppar fanweeri fan ci weeru mars 2020 Sénégal am téeméer ak juróom benn fukki ñaar ci ñi amee lii di mbas mi fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2020 yëf yi nag doon lu dëggu ndax Sénégal am na ku ñàkk bakkanam muy kenn ci ay doomam di Pape Diouf nekkoon président olympique bu Marseille ñetti fan ci weeru mai 2020 état d'urgence ñu dal di ko prolongé ba ñaari fan ci weeru juin 2020 fukki fan ak benn ci weeru mai njiitu réew mi nag jël yeneen jéego ngir woyofal lii di état d'urgence bi waaye terewul juróom-ñaari fan ci weeru juin Sénégal am ñeent fukk ak benn ñi ak seeni bakkan ak ñeent junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñi amee mbas mi yëf di dem di gën a metti kaay di bëri am tam ñuy wéy di ñàkk seeni bakkan novembre 2020 Sénégal nekk ci ñetti junni ak téeméer juróom-ñaar ñi amee mbas mi ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ñàkk seeni bakkan ca 1er janvier 2021 Sénégal am juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñàkk seeni bakkan juróomi fan ci weeru janvier 2021 état d'urgence bi ànd ak couvre-feu ñu yóbbu ko la ko tàmbalee juróom-ñeent waxtu ci ngoon ba juróom waxtu ci suba maanaam fajar ñeel ñaari gox yoo xam ne ñoo sonn lool ci mbas mi di Ndakaaru ak Thiès état d'urgence boobee di woy ñu yokkaat ko jëlee ko ñaar fukki fan ci weeru février 2021 bi ba ñaar fukki fan ci weeru mars wi ñu ne niki démb nag yem ak benn fan ci weeru mars 2021 Sénégal am na lu tollu ci 34 732 cas ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñu ñàkk seeni bakkan. El Hadji Seydou Nourou Ba ci fanweer ak ñeenti junneeg juróom-ñaar téeméer ak ñaar yi nga xamante ni am nañu jàngoro coronavirus ñaari fan ci weeru mars 2020 léegi am na ca ñaar fukk ak juróom-ñeenti junni yu tegal téeméer ak juróom-benn fukk ak benn yu wér macha allah ci ñi wér ñooñee bokk na ca Madi Danfakha enseignant la doomu Sénégal dund ak jàngoro ji xeex ak moom diirëb fukk ci fan ni mu ko dundee ci nettali ñu teewlu ko Kumba Sanjaan Fay naka la gis si ñu njëkkee rek dem ci waa kër docteur noonu Madi Danfakha ñu xamal ko ne dafa am doomu jàngoro ji di coronavirus. c'est juste que dama yeewu benn jour rek dara xeeñatu ma ko ma ne moom naa dem yeewu dem ci suñu ICP bi nekk suñu quartier bi ma wax ko moom nag moom ne naa dem defi test bi ma xool mu nekkoon loo xamante ne bon bettoon na ma d'une part mais nag
d'autre part moom j'avais pas de pression parce que xamoon naa feebar bi d'autant plus que aw ma woon benn signe de comorbidité amuma woon benn feebar boo xamante ne daf ma doon sonal. lu tolloo ko fukki fan mu beru di jël garabam Mady di moytu ak njabootam donte yombutu woon ngir bañ a wàll kenn. ba ma ñëwee partagé naa ko ak suñu waa kër wax leen ko ne leen nag yi may utiliser buñ ko di laal parce que dañ maa testé positif ñoom tamit ñu comprendre ma situation bi jàppale nañ ma ci ICP bi tamit jàppale woon na ma ci trop vraiment ak médecin bi nga xamante ne moom ma doon suivre au niveau district moom tamit tout le temps daf ma doon woo di ma laaj naa ndax yaa ngi jël say garab ndax yaa ngi pexe. ab cas communautaire la moo ne relais communautaire boobee doon naa sàlloo ko geste barrière yi. koo xamante ne day faral di liggéey comme relais communautaire ci district sanitaire yi kooku war naa xam lépp ci mesures barrières yi donc je respectais vraiment toujours les mesures barrières mais fi ma ko jëlee moom mënu ma ko woon a xam. lu jël benn ay bés muy faju ci biir këram waxambaane boobee doon jàngalekat ñu mujjoon koo defal test mu négatif ci lañ ko xamal ne wër na ci doomu jàngoro ji ci jamonoy deuxième vague bi tey jile Mady di xamle ne pare na ngir daal di ñàkku ngir moytandiku daal di koy amaat. jërëjëf Koumba Sandiane tey ci suba bu 10h ni nu ko baaxoo ñoom ministère de la santé dinañ nu wax fi nu toll ci jàngoro ji waaye dinañ ànd defandoo li nga xamante ni mooy ak taxaw seetlu ñeel jàngoro ji dugg Sénégal at ci tey jile. boobaak léegi 200 junniy vaccin dugg fi talaata ji nu génn ak léegi Sénégal ngir xeex beeg jàngoro yi coronavirus ñàkk gi ñu ngi koy wéyal ci mbooleem gox yi Sénégal fu ci mel ni Kédougou naka noonu kilifa yaa ngi fay sax dalal xelu askan wi rawat na ñuy wéy di am ak naatable ci ñàkk bi Ibrahima Jabaxate. kii di adjoint gouverneur bu région bu Kédougou ubbi na campagne de vaccination contre Covid-19 bi fii ci diwaanu Kédougou ginnaaw biñ ko njëkkee ñàkk moom ak autorité administrative yi ak élus locaux yi yëkkati na kàddoom jëmale ko ci askan wi pour ñu génn massivement ñu vacciné wu waaye tamit aussi jot na rassurer askan wi ci vaccin bi jéggi ngom. léegi population bi ñi nga xamante ne ñemee ñu vaccin bi wala am na ay information yu ñu si dégg ba nga xamante ne dañ ko ragal damay rek dalal seen xel di leen wax ne bu ñu gisee tey autorités yi vacciné wu nañu xam ne vaccin yi dara ne vaccin yi dafa ñëw pour faj waaye ñëwul pour lor gis nañ ne feebar ba mu tàmbalee ba tey am na ay effets néfastes yu bëri yoo xamante ne def na ko am na ñu bëri ñu mu dal am na tamit ay êtres chers yu bëri yoo xamante ne feebar bi yóbbu na leen léegi vaccin bi c'est un premier pas mën nañu nekk l'espoir est permis kon le moment venu population bi nañ ñëw vacciner pour mën a aar seen bopp aar seen njaboot mais aar tamit askan. li ñu mën a fàttali rek moo dina ci biir mbas mi région bu Kédougou jot na enregistré toll ci 427 cas positif ci Covid-19 ci mbas mi ràññi nañ ci li toll ci 227 cas communautaire téeméer ak juróom cas contact suivi fukk ak ñaari nit ñi jot a faatu ak fanweer ak ñeent ñi nga xam ne ñoo nekk sous traitement à domicile Ibrahima Jabaxate Kédougou RFM. jërëjëf Ibrahima Jabaxate RFM dina leen defal le point ak taxaw seetlu ci kanam tuuti penco geek RFM édition spéciale lay doon incha allah ñu ci ànd ci wàllug waxtaan wi ak docteur Khadijatou Diallo Mbaye mooy responsable CTE bu Fann professeur Cheikh Mbacké Lo bu santé publique ak suñu naatango journaliste Mbaye Jacques Diop amee woon jàngoro ji dinañu ànd càmbarandoor ak yéen lii di coronavirus ak at bi nga xamante ni def na ko Sénégal. ñu des ak wér-gu-yaram bi yoon bu jur gi diwaanu penku la ñuy dellu Kédougou ak Jabaxate foofee nag jàngoro ju ñu naan peste de petit ruminant moo fa dugg ca jur gi jot na fa faat sax téeméer ak fukk ak juróom-ñeent dar nañ fa campagne bu ñàkkee leeral yi ministre bi ñu dénk wàllu càmm geeg lépp lu xeetoo ak moom monsieur le ministre Ali Saleh Diop ñu teewul kooku Hache Ndate Diop. ba ñu wàññee jur gi ca dëkk ba matoon na 4 téeméer ak ñaar fukk ak ñeent bañ fay fekk nañ téeméer jot faa dee ak fukk ak juróom-ñeent. li muy tekki mooy téeméeri gàtt yoo gis fanweer yi ak juróom-benn ñoo dee li ci des ma ngay dund maanaam juróom-benn fukki ak ñeent waaye li ci des lépp gar nañ ko ñàkk leen. yan mesure ngeen tëgg ngir fexe situation bi ngeen mën ko maîtriser. waaw xam nga at mu jot ñun dañoo am benn campagne boo xam ne dañ ciy ñekk jur gi moo xam nag la moo xam ganaar la moo xam bëy la moo xam fas la moo xam mbaam la moo xam xar la lu mu ci doon dañu am benn campagne boo xam ne ñaare mi ngi départ mois de novembre pour jeex fin mars maanaam weer wi ñu nekk bu dee loola nag liñ ci ñaan di ko sàkku lu weesu comme ni ma ko waxee saa su nekk moom fu affaire feeñ rek dañuy ñaan ñu yëgal ñu ko waaye deuxième étape bi mooy dañuy def campagne boo xam ne dañuy wër rek ci jur gi di leen dajale en concertation ak ñi nga xam ne ñoo yor jur gi ñu leen di ñàkk di leen fekk fa ñu ne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wér te wóor.
Ousmane Sonko ci xibaar ak yenn ci këru tasam xibaar jot na convocation dem ngir wuy ji juge d'instruction ëllëg ci àllarba ji bu 9h yéen kaay yi ne ci ay avocat am la ëttu àtte bi jaar ngir yónnee bataaxal bi dina wuy jéem déet Salif Sow. Ousmane Sonko ndaxam dina dem wuyu ji juge d'instruction bu 8e cabinet àllarba bi ci suba gi ñetti fan ci weeru mars bi ñenn ñi nee ñu mu neex ko mu naqari ko dina dem wuyu ji. waaye moom Ousmane Sonko la mu wax mooy ne xalaatu la dem wuyu ji ndaxte yëf yi fi ñu ko teg ba woo ko moo teguwul ci dëgg moo teguwul ci yoon moom njiital Pastef ñu fàttali leen ne ba fii ni coow li toll amul benn yoon boo xamante ni convoqué nañ ko mu dem wuyu ji juróom-ñetti fan ci weeru février la njëkk a doore gendarme yi nekk section de recherche ca Colobane bañ ko joxee kayit ne ko nañu wuyu si leen daa lànkoon ne leen daa am ne mbalaanu kiirlaayam ba tax na warta mën a dem jàkkaarloog ñoom mbalaanu kiirlaay ba ay fan lañ cay teg député yi daal di koy dindi si càkkuteefu juge d'instruction bi nga xamante ni procureur de la république moo ko sant moom itam ci mbir mi waa assemblée nationale commission ad hoc bañ ca amaloon tamit wóolu woon nañ Ousmane Sonko altine gële weesu waaye tamit demutoon ñetti fan lañ ca teg ña nekk ci pencum ndaw réew ma daal di daje ñori mbalaanu kiirlaayu kii di Ousmane Sonko nag bi la yoon juge d'instruction moo ko wóolul boppam toog di ko xaar mu war a ñëw mu déglu ko mu ne ci mbirum yàkkataan giñ koy jiiñ Adji Sarr moo ne Ousmane Sonko daf koo sàqu ay yoon moom Adji Sarr masseuse la ci benn salon bu nekkee ci Ndakaaru. moom Ousmane Sonko Salif di président bu Pastef xeexam jëm ci jële fi système bi maanaam tëralin wi ñeel yorinu Sénégal boobu ak léegi teg ci wet ga ci xeex bi nag am na ci njàppale fukk wala lu ko ëpp ci parti ki mbootaay yu taxaw ngir ak njàppale yu jàpp ne daal jamono yi ak lanu jógtee jëme ci moom du leen lu may pexey noppiloo leader d'opposition démb lañ ko xamle ci janook taskatu xibaar yi ci teewaayu Pape Balla Gueye. MRDS def li la war RND yoonu askan wi UMA. ñu ngi toll ci lu ëpp fukki parti ak i mouvement yoo xamante ne dañoo ñëw daal di jàppale parti Pastef ngir mu changer système bi lee Madieye Mbodj nekk délégué général bu yoonu askan wi yore tam kàddu parti yooyu lee ñu ñaawlu doxalinu nguur gi ñu jàpp ne dafa ñëw rek ngir daal di salfaañe ak yelleefu Ousmane Sonko mi jiite parti Pastef. système bi fi nekk baaxul système bi fi nekk jamono yi tubaab bi ba léegi moo fiy wéy système boobu dañ ko fi jëlee ndaxte kat loolu mooy njëriñ Sénégal mooy njëriñu Afrique yoonu yilif li nga xamante ne say meññeef la sa alal la nga mën cee liggéey ngir sa waa réew ngir sa doomi réew Côte d'Ivoire bu yàggul Alassane Ouattara li mu def soppali constitution ba par force dugal 3e mandat gagné élection yi génne fatal yi jàmmaarloog askan gis ngeen ne Bénin li mu def bu yàggul moom tamit dafa soppi ñi nga xamante ne mooy tëralinu wote yi indi fa li Macky Sall tudde woon parrainage fexe ba nga xamante ne du am opposition bu ko mën a jàkkaarlool ci wote présidentielle yi ñu ñëw kon loolu dafay wane ne ñooñu dëgg-dëgg lu ñu royukaay ci démocratie. ngir dalug réew mi Madieye Mbodj di woo askan wi yëpp ngir ñu daal di def ndànk ci mbir yi lee ngay policier ngay gendarme ngay soldat da nga war a xam ne doomu askan wi la te boo ba fa nekk di liggéey yooyu fay ci ñax fa askan wi la lay fayee kenn may dara askan wi mooy ñax joxe ay lempo bi la ciy fay kon boog na nga normal askan wi tamit sa taxawaay booy atte na nga xool sa digganteeg yàlla lépp loo xamante ne dëgg-dëgg da nga ko waat ci kanamu yàlla waat ko ci kanamu askan wi da fexe ba loolu nekk dëgg. jamono ji nag nga xam ne lu ëpp fukki militant ci parti Pastef ñu ngi nekk ci loxoy yoon kuréel yi ak parti yi nag ñoom ñu ngi dellu di ñaan ngir ñu daal leen di bàyyi ci nu mu gën a gaawee ndax jàpp nañu ne ay otage politique lañu. jërëjëf Pape Balla soxna Amsatou Sow Sidibé di njiital parti Kaar Leneen rafetluwul tey gi ñeel fukk ak juróom-ñaari jigéen di militante yu Pastef mu ngi sàkku ak baax jëmee ci ñoom ñu teewlu ko moom professeur de droit bi njiital Kaar Leneen Amsatou Sow Sidibé ak Salif Sow. tey wax ci xëy na yàq la xëy na gën a jaxase ay mbir la moo tax ñu ne tekk di xaar ba dëgg gi feeñ te suñu boroom ni ma ko waxee am naa yaakaar ni dina génnee dëgg gi dina feeñ nañ xaar tuuti soxlawul yàkkamti soo li may wax dama koy wax parce que jigéen la waaye aussi parce que démocrate la dama yaakaar ni dañu nekk ci société boo xam ni nit ñi am nañu seeni àq ak seeni yelleef ba pare nekk koo xam ni affaire droit de l'homme daf ko ak jàmm daf ko soxal moo tax ma ne ñii dañu am lu leen naqat ñu ne dañu koy fesal waaye defuñu violence yàquñu saagawuñu waxuñu dara loo xam ni wax dëgg yàlla mën na tax ba ñu ne Sénégal dina jaxasoo ba ñu war leen a mën a ne teep jàpp yóbbu police seen place du police du gendarmerie du prison ndax ay jigéen lañu yu wax rek lañu yaakaar ba pare nekk ay mère de famille yore ay kër xale yu nekk fa di leen xaar seen liggéey di leen xaar dama yaakaar ni pour jàmm ji
law ci réew mi dañ leen war a bàyyi libéré leen nañ leen bàyyi wax dëgg yàlla ñun gisuñu lu ñu def rek lu mën a tax ba ñu jàpp leen di leen yóbbu police di leen yóbbu gendarmerie wa bëgg leen a yóbbu kaso loolu moom boobu moom nañ ko teg fee te libéré leen ñu ñibbi seen kër. sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi laa fay la Assane. bisimilah. ñu daal di door ak waa Lougaloo ñoom dañu daal di am entraîneur bu bees gannaaw ba Assane Diallo tekkee ndemal tànkam barki démb ci dibeer ji ndax dañu ko daal di woon dóor foofa 3 bal ci dara Teungueth FC ñu defoon lu ni mel tabb nañu Maguette Wade Ndoye mu war ko fa wuutu moom nag entraîneur la bu fa nekkandi laata ñuy wut keneen ku yees ku mën a yore équipe boobule di bu Njàmbur. Football bi si Coupe d'Afrique U20 xam nañu ñoo dee finalu léegi ñu ni Ghana moo ci laaleeg Ouganda loola kon ci final boobu nag des ko jàpp ne nañu dimanche ca Mauritanie jongante final bu ndaw bi dina dox kon diggante Gambie ak Tunisie ñoom ñaar ñooñu kon dañuy leen a daan ci wàllub demi-finale yi. si football bi ci wàllub Espagne démb Real dafa daal di rëcc ci benn jongante bu doxoon diggante ko waa Real Sociedad dañ leen daal di woon mëne ba mu desoon tuuti ci la ñu égalisé ba tax ñu daal di kon topp ci classement bi ànd ak waa Barça ak waa Atlético waa Barça yooyu démb police bu Espagne foofu la xëy ba seen njiit la sax di Bartomeu moom ma nga ca loxol policiers yi ba léegi ci garde à vue ndax dañu ne daal am na ca ay xeetu luubal yu ñu doon def ca kayit yi ak ca mbind ma te loola moo tax ñu daal di koy jàppandi fu mu toll nii nag yëf yi ñu ngi xaar ba xam fan la wanant di mujj ak gëtëm. Sénégal mi ngi waajal ci fulla Afrobasket jigéen ñi war a am ci at mi ca Côte d'Ivoire loolu nag ñu ngi ko jàpp ci weeru sattumbar ji ci at mi loola moo tax ba Moustapha Gueye nii dina amal ay weer yu ne ay daje ak suwa si nekk ci réew mi ngir tàggat leen yokk leen xam-xam ngir bu ñu yegg ci dongante fekk ñu matee sëkk mel ni xar ci tabaski moom Moustapha Gueye jot na yëkkate yenn kàddu wax lu tax ñu samp ndaje mi ak lan la liggéey ci ndaje mi ñu amaloon démb ca Marius Ndiaye nañ ko déglu. Ablaye Diop noppeegul Malal. waaw micro bi tëjuwul. Moustapha Gueye mu ngi noonu. voilà ci ñu déglu Moustapha Gueye. tabarkalla. C'est la suite de ce que nous avions entamé. Nous avions promis de revenir au mois de janvier. ay weer rek li ñu dooroon ndax waxoon nañ ni janvier février dinañ ñëwaat ngir wéyal liggéey bi ak suñu joueurs yi gën a xarañ ci réew mi xool nañ leen ci phase aller bi championnat bi jeex dimanche passé ñu daal di xool joueurs yi nga xamante ne mën nañu indil dara ci la ñuy tàmbali ak programme benn yoon ci semaine bi ngir ñu continuer liggéey bi faaw ñu ñëwaat ci liggéey bi ndax ginnaaw wax gi ak programmation yi faaw ñu liggéey ndax liggéey bi rek moo wóor bés bu nekk joueurs yi dinañu amélioré wu loolu mooy tax ci weer yi di ñëw ñu mën a am joueurs yu gën liggéey nañu ci anam yi ñu dawee ndax gis nañ ni sunu xale yi li ñuy daw bëriwul ci terrain bi te tamit ñi dawee baaxul moo tax liggéey nañ ci bu baax a baax ak tamit ci position de chute yi te ñoom fi ñu toll nii daanaka mbir mi soxal na leen baax a baax loolu am na ci solo. Et je pense qu'ils sont très enthousiastes, c'est important. ci wàllu boxe itam waa fédération bu bees bi ñu ngay wéy di liggéey amal nañu sax seen journée bu njëkk nag ci wàllub joojule ñu ni juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay boxeur bokkoon nañu ca yëf yi ci doon liggéey fii ci Dakar doon amal ay combat ca boxeurs yooya ca boxeurs yi amoon na ca fukk yoo xam ne ay jigéen lañu wute ak Yacine Pouy nga xam ne moom mënut yóbbante ay Dakar Touba yi jigéen combattre na bu baax a baax fédération bi rafetlu na ko nee na sax dina demaat ci ay bés bi di ñëw fële ca Louga fa lañu amalee beneen journée bi DTN bi Malick Niang lay wuyoo jokkoon nag Youssouf Bodian. ci li ñu def comme observation ak li ñu def comme analyse ci weekend bi niveau bi baaxoon na par rapport li ñu doon xaar li ñu fa gis dafa weesu si li ñu doon xaar kon moo tax am nañ ci benn satisfaction côté boobu noonu ndax boxeur dañoo nekkoon ñoo xam dañoo xiifoon ring ndax championnat bi amul rek boxeur dañuy manque compétition c'est-à-dire dañu mën a jogante lu bëri maintenant comme que championnat am na ñu ngi tourné au moins boxeurs yi amour bi ñu am ak mbëggeelu yëg ci ring di combattre dañ ko wane avec beaucoup de bravoure avec beaucoup de dignité avec beaucoup d'honneur pour représenter le couronne national li nga xam ne moo indi république championnat Sénégal de boxe nga xam ne am na fanweeri at ak ñett boo xam ne dafa absenté woon léegi ñun bañ jëlee fédération bi mooy de 5 mois dañoo amoon objectif moom la ñu amoon pour au moins dekkaliwaat championnat bi te alhamdulilah yàlla suturaal nañu ba ñu dekkali ko nekk suñu première journée muy le week-end du 26 27 28 léegi week-end prochain dañuy dem Louga le 6 7 8 mooy week-end boobu lañu dem Louga pour habiter suñu deuxième journée bi week-end suivant ñu dem Ziguinchor léegi après bu ñu paree ci tour boobu du Sénégal
dañuy organiser le grand championnat du Sénégal des élites képp ku qualifié ci challenge débutant ñi nga xam ni matul ëpp la ñu juróomi combat dañuy am région élite pour le grand championnat national et loolu la nga xam daal dox nañ ci ak le président monsieur Mamour Sène ak suñu manager général Cheikh Tidiane Boye ak suñu directeur technique national muy monsieur Awdi ak équipe technique bi yëpp ak les entraîneurs nationaux ak les entraîneurs tamit jàpp nañ ci week-end bi au moins ñu organiser ko ci jàmm ci salaam. tabarkàlla mu ngi noonu kon loola moom mooy El Hadj Assane lu gënoon a fës ci xabaaru tàggat yaram yi ci suba si. maa ngi lay gërëm Malal. tabarkàlla ñu dalal Hadj Ndaté ci chronique culture bi. acca na biir. dal leen ak jàmm. ca Thiès ay artistes comédiens daal di nañuy ndar képp juróomi ay bés yoo xam ni dañ leen ci doon tàggat jëm ci wàlluk mise en scène njeexitalu googuk tàggat mi ngi amee ci public bu xawuta am solo lool waaye lii di respect mesure barrières yi fësoon na fa lool Cheikh Anta Diop. ay artistes comédiens yu jóge fii ci diwaanu Thiès ak Ndakaaru ba Ndar dikkoon fii ci centre culturel régional du toll ci juróomi ay bés ñuy yëngu ci wàllu théâtre jóge fële ci Genève doon leen tàggat ngir gën a yokk seen xam-xam ci wàllu théâtre loolee taxoon nag bi ñu jeexalee ñu oo waa Thiès yi ngir ñu mën a ñëw fekke li ñu fi jàng Jules Dramé jiite Arcos bu Thiès. gis ngeen niñ ko defee jaar na yoon mooy wane ni formateur yi fi nekkoon muy Patrick Mor mi jógee Suisse ci théâtre Spirale de Genève ak Katissar technique yi ñu indi li ñu jàngal comédiens yi donc mokk na donc permettre nañ leen ñoom bu ñu fi jógee ñoom ku ci nekk bu delloo ci sa compagnie mën koo jàngal ña fa nekk su ko defee théâtre bi mën a développer parce que on a besoin de ça léegi nag dinañ def yeneen formation weeru avril bi dinañ former ay administrateurs culturels loolu dans le cadre du pont la su ko defee ñu continuer yeneen programme yi gis ngeen salle bi tey distanciation bi am na lavage des mains le port de masque. Kati Ngoone Diop Sarr nekk fële ca Genève moom nag bokk na ci ñu yor projet bi moom nee na daal li ñu gën a wone mooy li nga xamante ne moo ëllëm réew mi jamono yi immigration clandestine ak li ñuy faral di teg jigéen ñi. jigéen ñi ñuy maltraité tous les jours à tous les 3 minutes une femme qui meurt sous les coups de son partenaire. Di ñuy violer et puis aussi par rapport aussi au viol, par rapport aux enfants, la maltraitance, tout ce qui concerne l'excision, tout ça nous tient vraiment à cœur. Donc looloo taxoon cette année ñu nekk dañuy liggéey si aar jigéen ñi. ñaari waxtu doon ci wane nag li ñu jàng ci wàllu théâtre fii ci centre culturel régional troupe théâtre bu ci nekk wane nga sama ci kalamu public bu takku dikkoon fii ci centre culturel régional bu Ngent. opéra Omnian Leonardo di exposition bi nga xam ni moom la ñu jagleel Léonard de Vinci ci musée des civilisations noires yokk nañu ko maanaam prolongé ko ba juróom-ñaari fan ci weeru mars exposition boobu nga xam ni sax wër na àdduna mi ngi ci njeexitalam maanaam étape bu mujj bi fii ci Sénégal ñu ciy màggal juróomi téeméeri at gannaaw ba Léonard de Vinci peintre bu mag boobu génnee àdduna jageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem di daje ëllëg. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gan gi ñu gane si ba noppi yamale ñibbi ak ko ray ba ray lu bari ci réew mi di coronavirus bi l'observateur nee nañu tey ji la fi def atum yàlla ubbil yéenekaay bi bés ni tey ñaari fan ci weeru mars 2020 ci la ñu njëkk a dégg ko coronavirus ci réew mi boobaak léegi fi ñu jaar ak moom fépp yéenekaay bi di l'observateur xëy na fa jaaraat ak ñun ba jaare fa jox kàddu gi professeur Moussa Seydi njiital service maladie infectieuse ak tropicale ci hôpital Fann ñi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram gi ci réew mi taxawaay bi ñu am ci mbas mi fa ñu doxleeg fa ñu amee ay rëq-rëq lépp l'observateur dikkaat na ci ba ci coowal deuxième wàgg gi ñëw fekk wàgg bu njëkk bi lottal askan wi rawatina ci wàllu koom-koom gi lu nekk l'observateur nee nañu dund nañu ko ci réew mi quotidien moom it sa loolee ci la xëy bi dañu fàttali ne at wopp ji def na ko ci réew mi ba faat fi lu toll ci juróom-ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñetti fukk boobee ba tey askanu Sénégal ñoo ngi ci jaaxle ak njàqare gu rëy la tribune nañu coronavirus bàjjo bi def na fi atum yàlla waaye def na fi ay dégâts yu dul jeex ak i loraange suñu réew di Sénégal le quotidien bind na ci ñàkk yi di vaccin yi ca la wékk yaakaar ngir mën a xeex ak feebar bi Sud Quotidien mel ni ku naan ñu kon day nañu gën a baral yëf yi ndax seetlu nañu ne vaccination bi ni muy demee ci réew mi dafa yeex le mandat di yéenekaay bu bees ne ko boole ceekit ségrégation gu rëy di wata taxas jëme genn wet dafa am ci anam yi ñuy ñàkkee nit ñi Walf Quotidien feelu ko ne ko boole ceekit borom darajeek borom doole yi ci réew mi ñoo ngar daajoo ñàkk yi mu di vaccin yi bàyyi ñi ko gën a soxla te seen loxo jotul seen ginnaaw journal bi boole kooku photo di nataal yu ñuy seen Macky Sall Abdou Mbow Aïssata Tall Sall ba ci Souleymane Ndéné Ndiaye ku nekk ci ñoom wokk yërëm joxe përëgam ñu ko cay ñàkkal Walf Quotidien boole ceeg di tëgg gémmiñam di woote wàllu
ci ni kilifa yi réew mi ngar dajjoo vaccin yi étudiant en année clinique yi ñoom it ñoo ngi yuuxu wàllu ci libération nee nañu ci jamono ji ñuy ñàkkee maire yi ak politiciens yi ci réew mi ñoom kenn boolewu leen ci te bés bu ñu xëyee ñoo ngi en contact ak malade yi heure bu ñu demee l'hôpital ne dañoo bëgg ñu ñàkk leen li ñu leen di wax moo di fonctionnaire yi ci administration bi ñoom la ñu fi dencal ñàkk yi bu ko defee ñoom it ñu wëlbati ko toppaat seeni tànk Ousmane Sonko ndax dana dëgg ab tànkam ca bureau juge ba laaj la buy sampe ci xët mu njëkk Vox Populi journal bi xamal ñu ne moom jiital parti Pastef di Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu dindee immunité parlementaire am keroog àjjuma ci assemblée nationale juge bu 8e cabinet bi war a lijjanti coowal mbës mi dox digganteem ak Adji Sarr convoqué na ko suba ci àllarba ji 9h ci yor Vox fàttali ñu ne Ousmane Sonko neewoon na du wujji ndax yoon wi gaañi jaar ba dindi immunité parlementaire am tegeewul ci yoon Le Quotidien nañu en tout cas convoqué nañu ko suba ci yor ca tribunalum Dakar ab convocation ci loxoy awakaam lañu ko teg Le Quotidien nañu problème yaa ngay démarré nag ba joo mu di bras de fer ba tàmbali na anki dina kay seetlu ne li xew xeeñul neex ndax ñoo ngi teg loxo ñooñu Ousmane Sonko yi ñoo ngi leen di teg loxo moom ci jëmi boppam it convoqué nañu ko ca tribunal ca bureau juge ba suba ci àllarba ji àllarba ju nar a gudd te yàgg La Tribune gis na ne mooy xaar njiital parti Pastef di Ousmane Sonko mi ñu convoqué libération nañu maître Khouraychi Ba bokk ci avocat yi Ousmane Sonko yi moom la commandant Abdou Mbeng bu section recherche woo ba mu ñëw mu jébbal ko convocation Ousmane Sonko jox ko këyit ne ko déchargel avocat bi ne gendarme bi danaa jël convocation bi ndax respect waaye duma ko mën a décharger li fekk waxtaanuma ci ak borom convocation bi bu nuppi journal bi nañu moom maître Khouraychi Ba ci la déggante ci ginnaaw bi ak Ousmane Sonko ne ko na décharger maître Khouraychi Ba dellu section recherche déchargel commandant Mbeng jël convocation bi yóbbul Ousmane Sonko waa section recherche ñoom it jël décharge bi yóbbul siis bi l'observateur xibaar ñu ne kii di Assane Diouf ak Amadou Clédor Sène ñoom ñoo nga ca kaso ba démb ci lañ leen mandat dépôt ñu fekk ji Guy Marius Sagna jigéen ñi Ousmane Sonko yu toll ci fukk ak juróom-ñaar ñoom it ñoo nga ba léegi ñu tëye ca yoon xamaguñu fan la ñu féete am na it kenn ko bokk ci parti Pastef ci Louga koo xam ne teg nañu ko loxo amit keneen ci farandoy Ousmane Sonko yi ci Ziguinchor ku ñu jàpp ba yóbbu kaso ndax tuumay yee fitna sursoi nañu nit yi diine yi soloon seenu dal doon jéem a dox tànki jàmm ci coowal mbës mi dox ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko avocat bu Adji Sarr di maître Aladji Diouf xëpp na ci cere ji suuf nee na nit yi diine yooyee nañu yem ci diine ji Adji Sarr du wax ak kenn ku dul justice bi soxlawul médiation bëgg ko justice bi la doyloo te it moom la yaakaar bokkul ci ñiy ŋàññi justice réew mi keneen ku jëm ci justice tey ji Les Échos nee nañu moo di ndaw si moom Sweet Beauté di salon de massage ba yëfe xewoon mu di Ndeye Khady Ndiaye tey jii ci la ko juge bi convoqué ngir war ko auditionné wut na nag ñetti avocat mu di maître Ibrahima Mbeng maître Ousseynou Gaye ak maître Bassirou Baldé Les Échos nañu waaye moom Ndeye Khady Ndiaye borom Sweet Beauté bu amuti mbokku dëgg kaso ba lay fanaane ndax procureur bi sàkk woon nañu mandat dépôt ko. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm naka noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM bis ne tey daaw ñaari fan ci weeru mars 2020 la mbas mi duggoon Sénégal boobaak léegi nag ay jafe-jafe neen ba ci bakkan yi mu rotal xayma gi juróom-ñetti téeméer yu ca faatu fii ci réew mi yu tegal juróom-ñett fukk daan ca defab taxaw seetlu ñeel jàngoro ji ginnaaw at mi mu def Sénégal tey jile ca kanam tuuti lay doon ci penco gi RFM édition spéciale la nu koy daal di soppar ñeek gan yu ci mel ni soxna Xarjata Diallo Mbaye bu CTE Fann professeur Cheikh Mbacké Lo ci wàllu santé publique ministère de la santé it yabal fi njiital CNEPS docteur Ousmane Gueye dina bokk ci waxtaan wi suñu naatangoo journaliste Mbaye Jacques Diop ci kanam tuuti lay doon Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi soxna Yacine Pouy ci wàllu digital gi ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm.